ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg rajo Futur Média delloo am mbégte mu rëy ànd ak yéen it ci round politique bi ci RFM ni ñu ko baaxoo alxames bu nekk ci wile waxtu Ajaratu Binta Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye di nuyu Pape Bess Diba di nuyu auditeurs yi ak fu ñu mën a nekk di nuyu itam sunu rakk jële Abdou Thiam di ñu yoral technique bi. Pape Bess nuyu naa la. Mohamed nuyu naa la nuyu mbokki auditeurs yi di nuyu Soxna Binta. ñu doore ko ak ci li ñu nekk jamono ji mu di dialogue politique bi dialogue politique bi ca la ñu nekk mais ci biir waxtaan wi xibaar yu ñu ci am bokk na ci ne am na ay points yoo xamante ne ji gaañ dañ coo bloqué wu. ñu mën ci tudd lu mel ne par exemple cumul de fonction nekk njiital parti ba pare bëgg a jiiteem réew. wax nañu it ci mbiri article 80 wax nañu it ci ku ñu condamné pour sa éligibilité day compliqué loolee lépp daal. mu mel ne ñàkk déggoo daf cee am Adja jàpp nga ñu déggoo ci. am na yoo xamante ne sax majorité bi daf ko rejeté d'office. bokk na ci article 80 boobu nga wax sànq nee na. ca la ñuy waxee offense au chef de l'État. offense au chef de l'État. offense aux institutions de l'État yooyu yëpp c'est un article fourre-tout boo xamante ni yaakaar naa ne magistère bu ku fi jaar rek da nga doon wax promesse su ma ñëwee dinaa ko dindi mais soo ñëwee da nga naan dindiwoo ko gis nga ñu Abdoulaye Wade bu mu fi nekkee Barthélémy Diaz yaakaar naa ne article 80 bi yóbbu na ko lu bare yoon ci kaso bi ak ñeneen ñi nga xamante ni bokk nañu ci opposition bi ndax société civile bi nga xamante ni nag moo ngi nekk si biir dialogue politique bi ak opposition ñoom tam dañu bëgg jaar kon feneen foo xamante ni ñu ni bu fekkente ne majorité bi dès à présent rejeté na article 80 bi ñoom lu ñu bëgg mooy aussi kon ñu changer li nga xamante ni moom mooy article ñu may procureur de la République xam nga article 80 moom bu ñu ko tegee sa kaw rek jàppal na yow directement procureur bu defee réquisitoire am directement mandat de dépôt ngay am juge d'instruction bi amu ci woon benn choix léegi nag opposition bi ak société civile bi ñoom tamit ñu ni dañuy wëyal waxtaan bi continuer waat ci discussion ci article 80 bi lu ñuy proposer mooy bu fekkente ne procureur bi def na son réquisitoire introductif ñu may aussi le juge d'instruction mu am liberté wu tànn ne man kat lire naa le réquisitoire mais man sama choix moom mooy bañ ko yóbbu kaso dama koy may liberté provisoire en attendant ñu koy juger loolu la ñu bëgg a société civile moom la bëgg a dugal tey ndax tey am na waxtaan beneen bi moom mooy président nekk président de la République ak chef de parti boobu tamit opposition majorité bi da ko rejeté d'office ndax gis nañ ne même CNRI bi ñu ko santé liggéey bi proposé woon na ko mais président gis nga ne ba léegi tenir su compte bi ñu ko joxee rapport yi dafa ni man maay décider dama leen santoon rek man maay décider mais ba léegi gis nañ ne jëluñu benn décision ci mbir moom amnistie Karim Wade Khalifa Ababacar Sall aussi majorité bi daf ko rejeté parce que nee nañu pouvoir discrétionnaire président de la République la société civile bi nekk ci biir dialogue bi moom tamit dafa bëgg a contourner affaire boobu ne moo tax ñu ni dañuy demander aussi tey ci waxtaan bi que ñu supprimer l'article L31 article L32 article L33 bu code électoral bi nga xamante ni buñ la condamné définitivement maanaam buñ demee ci recours yëpp ñu condamné la définitivement bu ko defee article yooyu ci biir code électoral bi dafa wax ni dootoo mënati inscrire sur les listes électorales xam nga ne loolu mi ngi am ci réforme parrainage bi lañ ko fi indi te nee nañu bu fekkente ne tu n'es pas inscrit sur les listes électorales doo mën a nekk candidat léegi nag tey société civile bi loolu la bëgg a dugal bu ko defee ñu ni ñu supprimer article yooyu bu ko defee Karim Wade ak ki nga xamante ne mooy Khalifa Ababacar Sall dañu mën a retrouver waat seen droit civique bu ko defee ñu may juge bi lay condamné ñu ne ñoom bu ñu supprimer article boobu yoon rek mooy mun a tax mu ne la buñ la condamné perdre nga aussi say droits civiques comme tam foofu ñoom tamit loolu tey boobu la ñu bëgg a cabaxal ci biir dialogue beneen bi nga xamante ne rejeté nañ ko d'office moom mooy arrêté maître Ousmane Ngom ñu ne duñ ci discuter dañ ko rejeté nanguwuñu ñu ni ñoom majorité bi ñu jëlee ko fi mu mel ni kon Mohamed Ndiaye man lu ma ciy dolli ci lu gàtt rek mooy question yi nga xam ne moo gën a am solo ñu waroon koo waxtaanee trouver ci un consensus moom la ñu rejeté
au sein du dialogue politique ñu ngi laaj ndax kon est-ce que jaroon nañ prendre tout ce temps pour discuter des questions aussi cruciales que yi ñu teg nii bon les acteurs ñi nga xamante ne waxtaan nañ ñu ngi wax ni vraiment on va être très loin du code consensuel bi nga xam ne Kéba Mbaye indi woon na ko fi en 92. Pabes Binta junj na ko. muy poñ yoo xamante ne ji jubawuñu ci. te muy lu gaa ñi bëggoon ñu lijjanti ko ñoom nee nañu ñi fare ci majorité bi duñu ci wax ndax waxtaan mën naa am kon. waaw xam nga soo gisee ni mbir yi bloqué woo Mohamed. dañuy bëgg jox dëgg ñi doon wax ne dialogue bi naxante la. nekkul ci loo xam ne nii ci dëgg lañ koy def te lii wane na ko mbir yi nag naxante googu nag gars yi njortoon aussi soo xoolee aussi ku nekk ak position ba nga ci am day mel ni aussi naxante parce que bu amul nëbb. soo xoolee ñi nga xam ne nii ñoo yor pouvoir bi ni ñu doxalee nii dafa mel ni seen intérêt immédiat moo leen soxal parce que dogal loolu nga xam ne ni moom la opposition beeg société civile bi laaj day mel ni luy wàññi doole yi seen pouvoir. ñi nga xam ne aussi ñoo ko proposé parce que opposition bi moo porté proposition yu ni mel ñoom itam dafa mel ni vision court-termiste c'est-à-dire ne kii kat li ko dese bariwut nañ fexe aussi wàññi doole ji su ko defee ñu mën a gaaw a ñëw. waajal ëllëg. pour mën a ñëw mais ni ko ñii bañee tey bari na ci ñoo xam ne nii aussi suñu ñëwee dinañ ko bañee noonu. waaw mais léegi est-ce que vas-y. parce que ñoom ñu fi nekk tey ci nguur gi yii ñuy wax yii yëpp dañ ko fi doon ŋàññi. ñoom waa Benno Bokk Yaakaar yi amul dara loo xam ne ni àndoon nañ ci lii nga xam ne ni moom la ñuy bëgg tey jii leneen looloo war a nekk muy arrêté Ousmane Ngom ñaata yoon lañ fi marche ñoom ñaata yoon lañ fi kaas wax yuuxu dafa war a dëñ warul am ci démocratie tey jii la ñoom ñooy dooleel arrêté Ousmane Ngom boobu chef de parti chef d'État loolu aussi gis nañ ko depuis temps wu Diouf. Senghor. am na ñu ne depuis jamonoy Senghor la. jamono Senghor la commencé woon. mais je veux dire Ablaye Wade ci ñu doon kaas loolu. ànd ci woon ak ñu bari ñu ànd ak tey jii la Macky Sall lu mel ni ay waa PIT ay waa LD ay waa AJ que warul nekk chef de parti chef d'État parce que li ñu doon gis ci temps wu Diouf mooy toog ca palais ba mu di institution boo xam ne réew mi ñoo ko moom ñu def ko presque affaire parti. lu ñuy wax ci wàllu parti bi ci foofu lañ koy defee opposition ba fa nekkoon doon ŋàññi loolu doon kaas loolu mu di article 80 bi aussi parce que gis nañ ne dañ ci doon dugal lu bari rek gàll la ko sa yow Mohamed. déet yow kay gàlloo ko rek man kay article 70 ak 20 gàlloo ma dara Pabes yow gàlloo rek. suñ la bëggee nëbba jant bi rek. ay waay Pabes buñ ko bëggee nëbbu jant bi Pabes man fi mu ne am na. waaw maa ngaa bëgg may xaar ku ñu bëgg a nëbba jant bi rek. teg la dégg wolof li ngay def yaa ko tey. voilà teg la article 80 bi. dugal ci lu ne nag. mën la làq. donc naxante bi daal wax dëgg yàlla. da nga junj benn affaire mu di mbiri chef de parti chef d'État ci majorité bi dégg naa benn déclaration boo xam ne man personnellement daf ma xaw a choqué mu jugee ci Benoît Sambou argument bi mu joxe xëy na peut-être loolu rek lañ ci génne mais man li ma dégg mu joxe mooy argument nee na benn coup d'état lañ doon jéem ci réew mi te jamono jooja ki jiite woon réew mi jiitewul parti ndax loolu argument bu solide la. juste pour défendre position. non loolu moom très franchement taxawul quoi c'est-à-dire ñoom il faut ñu wax lu tax. ñuy défendre ñuy défendre nekk gi war a article bi war a 80 bi war a continuer di nekk fii nañ ñu wax mu nekk vraiment ay argument yoo xam ne nii Sénégalais yi dinañ mën a maintenant xool ndax loolu yanu na maanaa wala yanuwul maanaa mais di ñu rappeler loo xam ne nii ci jamonoy Senghor ak Mamadou Diallo amoon xam nga yooyu aussi wax dëgg yàlla am ci jamono jile fii ñu toll nii ak fi démocratie bi war a toll. pour man dellu ginnaaw la. très bien. mais moom sax boo waxee ni ci affaire benn yoon rek la fi am nekkoo chef de parti nekk président de la République mu ñu faillir à un coup d'état xanaa moom Benoît Sambou dafa fàtte woon ne Senghor moom moo mës a jiite parti socialiste. kon moom Mamadou Dia c'est vrai que amoon na cohabitation mais
gisuma fan la musay am ban chef d'état fii ci Sénégal bu mu commencé ba léegi xam nga at Senghor moom musa ne mooy le premier chef d'état du Sénégal ban chef d'état moo fi musa nekk chef de parti wala te nekk ko président de la République. ay ci kon xëy na dina ci indi leeral wala meneen mbir lu ñu seetlu surtout gars yi APR yi dafa mel ne dañuy kokkali askan wi ndax jur jàng ju ne weng dafay nekk. ñu war koo lijjanti soxla nit ñi taxaw ñoom ñu nekk ci seen biir. waaw di wax ay wax yoo xamante ne ji franchement ñu bëri dañu jàpp ne amalul importance sénégalais yi ay kuy wutu Macky Sall ak kii d'ambition yooyu noonu ñu nekkee ñoom waa APR stratégie politique la wala dañoo xamul fu ñu jëm. yabaate xam nga yabaate weesuwul parti boo xam ne yow la ñu dénk nguur gi nga nekk fi war a taxawal askan wi ci seen yitte saa yu ñu leen déggee rek ci ay détails lañ leen di dégg jugoon nañ fi une fois créer fi toute une vraiment vacarme boo xamante ni ci ay déballage di saagante di xuloo di xeex ñu yaakaar na jeex na ñu jugaat le maire le mouvement des étudiants et élèves de l'APR yeneen responsable politique ñoom ñëpp ñu ngi jóg di wax waa COJER di jóg di naan voilà dafa am benn tóob bu nekk ci suñu biir parti bëgg am ay ambition yoo xam ne daf ko nëbb commencé déjà di bëgg ratisser large au sein du parti kooku daal bu fekkente ne bàyyiwul lu muy def dinañ ko feeñal tey gis nga RFM matin bu ñu ko laajee kan la dafa ne duñu ko wax léegi waaw bu fekkente ne yéen jàpp ngeen seen sàcc ba pare di ko nëbb léegi si lu ci yoonu Sénégal yi finalement yaay mujj doon sàcc bi. waaw léegi nag lu tax ñu ne kon lii ñuy def nii si teewlu askan wi te wax nga ko Mamadou Mohamed Ndiaye tey la presse du jour gis nga lu mu révélé suñu administration dépensière bi ñu am gis nga ñu ne fële à l'ARTP ñaari oto la ñu jënd à 147 milliards de francs CFA ministères yi nee nañu 5 milliards la ñu inclure ci seen budget pour 5 milliards yi pour jënd rek ay oto waaw xanaa ministère yi du ñu envoyé seen projet seen ay budget à l'Assemblée nationale bi nga xamante ne léegi dañu nekk budget programme ñu lay laaj benn genre résultat xanaa député yi ñoom bu ñu envoyé du ñu xool dépenses yi nga xam ne moom la ministère yi di def xanaa kon foofu quelque part l'Assemblée a peut-être failli bu fekkee ministère yi 5 milliards yi nga ne da nga koy jël pour jënd oto kese yeneen dépenses yi lan la moo tax budget bi fi nekkoon gis nga ne yëpp ci fonctionnement lay dugg yëpp ci seen dépense lay dugg defe naa ne Sénégalais yi ñoom ñoo gën a dee ci lii nga xamante ni fulla gi taxoon ñu fal APR gisuñu ko maanaam Cour des comptes barki Dembo Ndiaye la génnee rapport épinglé waat ay nit yi nga xam ne ci ñoom la bokk président ba léegi ñu ngi koy xaar mu jël sanction mu xëy sooy tey suba ne arrêté na voilà jëndum oto yi ci administration yi da ngay fàtte SNHLM waxuñu woon ne directeur bi dafa jënd ay oto yu jéggi dayo jëndal ko PCA ba jëndal ko ñeneen ak ñeneen est-ce que sanctionné nañu directeur SNHLM dañ ko jël beneen direction bu gën a am fula teg ko fa waaw parce que xëj na am na ñoo xamante ne ñoo gën a oyof mbubb rek ñoom la ñuy sanctionné wala la ñuy fësal seen ay looxóor mais nag vraiment ay parti APR ñoom ñi nekk seen biir dañu war a sax respecter ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen ay alliés parce que du APR kese c'est Benno Bokk Yaakaar bu ñuy def diversion yu mel ni vraiment c'est un manque de respect notoire vis-à-vis des Sénégalais et de leurs alliés. mais pas bes quelque part aussi tey conseil des ministres la ñu dégg président mu ne dañuy suspendre pour le moment dem di jëndee oto véhicule administratif laaj bi di mooy nit boo ko liggéeyloo laaj koy résultat ndax waroo ko jox moyen yu koy gunge. moyen moom mënul ñàkk parce que soo amul moyen du liggéey. léegi boo leen joxoti woto nu ñuy def. mais xam nga aussi misérabilisme. parce que moom ay otom kenn lijjantiwu ko te chaque jour mu romb la ak benn. waaw yoo xam ne te bëggoon naa jënd avion yi itam. kan moom président. oto yu doy waar sax ngay gis mooy ànd ak moom. mu di xaalis bu bare mais li Binta wax moo ci nekk c'est-à-dire man koy liggéeyloo war nga ko jox moyen. waaye aussi doo ci ëppal mooy corps de contrôle yi war nañ contrôler Mohamed yow dañ lay liggéeyloo. ay waay pas bés bàyyi. waa jël exemple ci man. waa ci Binta. waaw baax na ñu xool la mu yellool ak liggéey bi lu mu laaj mu def ko ñu jox ko ci ay moyens waaye nag su fekkee ne ni dafa dépassé la nga xam ne ni moom la liggéey bi soxla woon ak moyens yi mu bëggoon mais boo boobaawee aussi am na lu ko war a mën a contrôler loolu kon mooy dooleel gi ñu war a dooleel corps de contrôle yi
ñuy xool parce que yi ñuy wax yépp xool xayma lañ ci jënd ci ay oto ak yooyu nañ xool la nga xam ne nii moo ci war a nekk ak moo ci warul nekk mais ku ci jàdd mais am na nuñ la war a corriger nañ def loolu mais Binta dafa wax ci li nga xam ne nii mooy coow li jib ci biir APR mu di ne nañ am na traître ci seen biir xam nga wax jooju dafa rëy nga jàpp ne yow sa traître nga ñu doon ànd amoon benn idéal suñu demee ba jàpp ne traître nga wax dëgg yàlla am ànd boobu war na jeex xam nga dañuy wax ne Moustapha Diakhaté biñ koy dàq bokk na ci liñ ko doon topp action fractionniste mais li ñu wax ne ñooñu ñenn ñi di siéger ak le président ci conseil des ministres loolu la ñuy def di dem di woon nit ñi mais action fractionniste la ñi ngi xaaj parti bi xam nga dans les régimes totalitaires. mais est-ce que du ñàkk preuve ci ñoom moo tax li dal ci kaw Moustapha Diakhaté dal kon bu ñu wax nañ xaar. parce que booy seeti yëf yi day mel ni mbiri ragal la de. waaw nañ xaar mbir mi complot lay nuróol mooy li may wax dans les régimes totalitaires souvent suñu bëggee sànq benn nit wala groupe nit rek yu mel noonu la ñuy wax daal di def purge nag raxas ñi ñu faat ñi ñu yóbbu prison dégg nga ñi ñu dindi seeni ndomba tànk mais su fekkee ne nii nag loolu am na aussi nañ def comme nañ def Moustapha Diakhaté génne ñooñu ci gouvernement bi ndax nee nañ am na ñenn ci li dégg ci seeni communiqué am na ñenn ñoo xam ne ñi ngi siéger ci conseil des ministres mais su fekkee ne nii aussi ñooñu la ñii di wax ña ngi koy def jàpp naa ne aussi déloyauté la man su fekkee dama am ambition damay génn am courage aussi taxawal sama bopp wax la nga xam ne ni bëgg naa ko mais nit ki aussi du ma la jox confiance jàpp ne da nga ma def comme sa bopp ñoo bokk jëmukaay ngay am leneen looy def su fekkee li ñuy wax ñoom am na ñooñu aussi am nañ responsabilité war nañ am mat bàyyi dem wutali seen bopp su fekkee ambition yi ñuy wax man mais xam nga mooy lu may wax c'est que idéal APR néew na ñoo xam ne ni vraiment idéal démocratie idéal progrès moo leen soxal soo xoolee ba Macky Sall di door ba muy sos parti wam ak ñi ci nekk nii tey bariwul ñoo xam ne ni wax dëgg yàlla am loolu moo leen soxal lu jëmal réew mi lu jëmal démocratie bi mais la nga xam ne nii war nañ ko ci mën a am pour seen njariñ moo ci ëpp. très bien Binta. waaw Aminata Mbengue Ndiaye jamono ji liñ koy jaabajongi ci réew mi bari na. am na ñenn ñu koy wax ne xalaatub jox statut spécial mairie bu Dakar ci moom la jógee. waaw loolu la wala. waaw moo ko wax wala wax loolu la ñu commencé woon di wax. mais gis nañu tout de suite après les cadres du PS génne nañu wax ne nañ ko sa cekket ndax moom da doon def rek benn suggestion wala da doon def benn communication dans le cadre du dialogue national ci mbiru décentralisation. ñu ne dañu Aminata Mbengue Ndiaye nee na dafa gis les grandes villes comme Yamoussoukro comme Yaoundé ak yeneen villes que changé nañu statut te boobu ba léegi ville de Dakar changé wul statut moo taxoon mu proposé à ce que ñu am la ville de Dakar am un statut spécial mais quoi qu'on puisse dire moom moo ko wax tax na ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ses alliés directs muy l'APR ñoom ñoo njëkk a réagir ñoom itam ñu ne ça n'engage que quel dégg nañu Abdou Mbow le porte-parole adjoint de l'APR mu ni suñu ko defee c'est un recul démocratique te moom mooy le porte-parole de l'APR kon boog ñoom l'EPS munta seetal ki nga xamante ni mooy Aminata Mbengue Ndiaye bi ñu wax démb ne dafa bëgg lal plan pour achever Khalifa Ababacar Sall mi nga xam ni moom moo nekkoon maire te amaat na ay ambition lu tax nag moom mu taxawee nii man dama jàpp ni Aminata Mbengue Ndiaye dafa bëgg a yeggali mëbatu Ousmane Tanor Dieng parce que Ousmane Tanor Dieng ba en 2018 bi ñuy wax ni bi muy dernière interview mi mu def dafa ni même en 2024 parti socialiste du am candidat xam nga lu tax neen duñu moom li ko gënaloon mooy Benno Bokk Yaakaar en 2024
ñu am seen candidat ñu soutenir ko ndax nee na loolu moom mooy stabilité réew c'est le temps des grands ensembles benn parti mënatul a gagner élection 2018 dernière interview yi nga xam ne Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla gi yàlla na ko yàlla yërëm def na ko yaakaar naa ne loolu la Aminata Mbengue Ndiaye nekk ci parce que moom dafa jàpp ne c'est l'héritière normale de Ousmane Tanor Dieng gis nga HCCT bi bi fa Ousmane Tanor Dieng jógee moom lañ ko joxaat moo ko doon. même parti socialiste dafa jàpp ni moom tamit moom bi mu feebaree ba muy gaañu yëpp moo ko diriger moo continuer di ko diriger les gens nag ñu waxoon nañ ko fi keroog que parti socialiste vraiment en 2024 dañu bëgg am parti socialiste ambition am candidat ambition yi mu ngi commencer di afficher les gens commencent à appeler à des primaires mais dafa mel ni Aminata Mbengue Ndiaye dafa envisager. Comme jox nañ ko ab mbaqus maanaam HCCT bu neex ba am ay fonds politique ak yooyu def la troisième personnalité de l'État dafa bëgg rek compagnonnage bi continuer même au-delà de 2024 ni ko Ousmane Tanor Dieng bëggee xëj na moo tax mu def proposition bi pour neexale ko Macky Sall ndax def nañ fi ay ballon de sonde pour maire bi léegi nekk maireu Macky Sall parce que boo falee sa maire kat yaa ko moom te nit ki nag loo moom fa mu waa fa nga bëgg lay jaar ak lu ñu wax tamit. foo ku laabali gën nga xool fa ko neex jërëjëf mi ngi noonu Adja Binta Diallo mais li leer mooy wax ji yëngal réew mi moom moo ko wax. waaw Pabes ñu gis ne ak njabootam ñoo ko njëkk a ŋàññi. man dégg naa Barthélémy Dias mi nga xam ne Aminata Mbengue Ndiaye doom la koy woowee. moo ne bu ñu ko defee ñi ko def luñ ci góobee nañ ko gar. waaw mais moom yaakaar naa bokkatul ak Aminata Mbengue Ndiaye fa nga xam ne ni fa lañ jëm mu di ay kuréelu politique moom nekkatul ci PS Aminata Mbengue Ndiaye moom moo diriger PS mais man damay wax diggante PS ak APR. parce que soo gisee tir groupe yi nga xam ne ni ñoo jógee APR. loolu war na rek jàngal PS. parce que proposition bi man moom d'accorduma ci baaxut ci réew mi amalul njëriñ réew mi na leer. muy statut spécial. voilà. mais li nga xam ne ni nemmeeku naa ko ci aussi mooy manque de solidarité. manque de solidarité waaw APR vis-à-vis d'un allié. muy parti socialiste. tey jile su mbir yi demee woon le contraire APR def proposition boobu nga gis ay cadre PS ay responsable POS taxawee comme ni waa APR taxawee ci proposition wu Aminata Mbengue Ndiaye boobu wala HCCT boobu kon. kenn waxatu ko kon dina demee neneen kon dinañ leen reprocher li may wax nii mu di manque de solidarité te conséquence bi nag moom mooy. kon da nga gis ne même suñ ci àndul woon sax dañ ko waroon a waxtaanee ak moom waxee ko ci biir. voilà wala di génn di wane ne. voilà ànduñu ak Aminata Mbengue Ndiaye. lu yàggul génne nañ conférence des présidents bi nga xam naka lañ ko tuddee mooy Benno Bokk Yaakaar seen kuréel googu. di wax ci ay félicité Macky Sall ci position bu ma amoon ci Trudeau bu mu ñëwee fii ci coronavirus bi ma jàpp ne question bu am du solo noonu di statut ville de Dakar mais waroon nañ ko mën a waxtaanee ba am ci position balaa waa APR surtout di génn di ci am position yi nga xam ne ni moom lañ am vis-à-vis d'un allié mu di parti socialiste. mooy li mooy su fekkee ne ni ñoom ñoo amoon position boobu contre une proposition de l'APR kon dàq nañ leen ci nguur gi. maa ngi lay gërëm Pabes léegi li ma si bëggoon dolli rek ci affaire 6 bu mu wax gis nga waxtu wi benn minute rek. déet mi ëpp na 30 secondes. waaw 6 non dama bëgg a dolli ci 6 bi nga xamante ni APR mi ngi koy def ci allié du tey. parce que gis nañu keroog bi président de la République tànnee Moustapha Niasse pour mu diriger Assemblée nationale ngeen mën nañu Moustapha Cissé Lo pour mu ñëw présenté wu. te à chaque fois surtout à travers Macky 2012 dañuy wax que ne alliés yi ñoom ñoo gën a am des postes de responsabilité yu kawe que ñoom. kon ñoom waa APR dañuy yàgg 6 alliés yi xëy na président Macky Sall moom moo ngoy ci alliés yi ndax ku bàyyi sa parti politique tout un appareil nga ñëw jàppale ko jaakaar naa ne moom moo ngoy si ñoom parce que xam na ne su doon APR rek ak gis nga nu ñu nekkee seen biir xuloo xeex ŋaaye iñaanante APR mënul ko yóbbu fenn donc moom moo tax mu ngoy ci alliés yi parce que xam na ni alliés yi am nañu importance.